Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. invité de la rédaction ñi am mbégte tey jii di si dalal Clédor Sène moom nag moo jiite mouvement Clair Vision nekk koo xam ne tamit bëri na ci ay front yoo xam ne dañ ko fay gis mu ci ànd ak askan wi ak ay activiste di xeex lépp loo xamante ne jàpp nañ ne jaarul yoon tey nag ñu am mbégte bu baax a baax di ko dalal fii si sunu plateau ñun waa Sunugal 24 Clédor ma bàyyi la nga nuyu ak ñu ñuy suivre. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi lay remercier ci dalal di nuyu ñiy suivre Sunugal 24 yëpp di fas yéene am ak yéen waxtaan bu am solo incha allah. waxtaan bi dañ koy doore ak si suba fi ngeen nekkoon mooy fi nga xam ne Ardo Gningue moo ko woote woon ci bavure yi nga xamante ne ak violence yi nga xam ne policiers yi ñu ngi koy teg askan wi. ñu doon ko ñaawlu ñu gisoon la fa nga nekk ba jël kàddu lan nga ñu mën a wax ci ndaje bi ak lan ma fa waraloon sa teewaay. waaw ndaje bi suñu frère Ardo Gningue ñëpp xam nañ ni gendarmerie daf ko tooñ jalgati ay àq yelleefam torturer ko ba noppi jéem koo jiiñ sax sosal affaire yamba. te mu identifier clairement ki nga xam ni moom moo doon def loolu muy colonel Sarr bi nga xam ni daf ko tudd gendarmerie ci tontoom ci benn bataaxal nee nañu ñoom daal dinañu luñ ñu tuba xam ndax loolu dëgg la am déet ñu dem ba ci biir ñu ne dañuy def reconstitution des faits maanaam defaat mbir yi ni mu meloon mais ba ñu ñëwee di def loolu dañ fa fekk carnet bi ñuy bind PV yi carnet bu bees tàq boo xam ni première page la ñu def PV Ardo te moom demeewul woon noonu. donc avocat am constaté ni dañu soppar ñi sax signature client am donc dañu jaxasewaat affaire yi donc ci biir loolu day wane jalgati bi nga xam ni yenn saay ñi nga xam ne ñoo ñu war a aar ñoo fi war a nekkal yoon ñoom dañ koy def donc ci métital nit ak jéem a jalgati ay këyit yu ñu naan procès verbal yi nga xam ne ci base boobu la àttekat bi di àtte kon loolu mu doon lu ñu ànd ak moom di ko ñaawlu ci ñoo xam ne vraiment ñoom ñoo war a yor suñu kaaraange donc loolu tey Ardo la dal ëllëg mën na dal ku nekk parce que gendarmerie ak police waruñu doxee noonu dañu war a nekk ci dëgg nekk fi intérêt citoyen yi ak intérêt justice mais boo demee bay jël doole di ko teg koo xam ni citoyen la boo xam ni li muy revendiquer lu ko yoon may la lu ko constitution may la loolu vraiment dañ koy ñaawlu di ñaan nag yoon dal ci kaw ñooñu parce que yoon dafa war a dal ci ñëpp muy takk der muy magistrat yéen lan ngeen fas yéene def comme jàpp ngeen ne ni yoon non moom li mu war a def ci yoon yëpp def na ko porte na plainte chambre d'accusation ak cour d'appel porte na plainte au commandement gendarmerie loolu mu ngay wéy am na avocat yu nekk ci dossier bi loolu tam mu ngay wéy mais gannaaw loolu il faut que askan bi am taxawaay pour araftu nguur gi pour yu mel nii bañ a dal ci kaw askan bi parce que problème yi bëri na parce que bëri na ñoo xam ne dañu nangu seen suuf nangu seen moomeel ba noppi ni duñ ko fi wax buñ ko fi waxee ñu noot leen jàpp leen tëj leen yóbbu leen ba prison ba kaso di leen àtte ci loo xam ne dañuy kaas seen àq ak seen yelleef loolu moo war a dañ ci réew mi parce que nekk nit ci dëkku dictature loolu moo tax ñu wuyu ji wootee Ardo Gningue mi nga xam ne dama naw seen taxawaay ñoom jeune activiste yëpp ñu ñuy tuddee activiste parce que loolu dafay wane rek ni léegi ndaw yi seen réew yitteel na leen seen koom-koomu réew yitteel na leen mbirum justice yitteel na leen donc am nañu une conscience citoyenne bu bees boo xam ne mu ngi fasu mu ngi nasu te kanam la jëm te loolu tax na ma am yaakaar ci ndawu tey mi ëllëg danañu foqati seen souveraineté tout court téyel ko seen bopp. ok léegi dañuy daal di dugg ci sujet bi ndax jamono yi ñu génn bés yi ñu génn sax
Thierno Alassane Sall dafa génnee benn téere boo xamante ne mi ngi ci def ay révélation yu doy waar sax. ndax jàng nga téere bi. waaw jàng naa téere bi. moom ci boppam moo ma jébal téere bi. moo la jébal téere bi. mu tuddaat ci mbirum pétrole bi nga xamante ne yow dafa nekk mbirum xam ne yàgg nga ne am na ay yu lëndëm yu ci nekk yoo xam ne jaarul yoon d'abord bi nga jàngee téere bi ak chapitre bi mu wax ci pétrole bi ban réaction nga am. bi ma ko jàngee dafa am lu ma ci dolli parce que dafa am ay aspects yoo xam ne ñun ñi nga xam ne ñooy lanceur d'alerte yi maîtriser wuñ ko ci woon parce que nekk ñu woon au cœur du dispositif. donc plus boobu la indi ci débat wu pétrole bi surtout dossier Petro-Tim bi nga xam ne moom moo defree woon chronique bi nekkate ci wetu article 8 code pétrolier bi ñu jalgati am na yeneen jalgati yoo xam ne mosuñu ko teg sur la place publique parce que code bi dafa wax ci article 34 ni balaa ngay signer contrat il faut que ministre de l'économie et des finances joxe accord am donc moom wane na ni ministre de l'économie et des finances joxewul woon accord am muy beneen poñ boo xam ne day ndërmeel contrat bi da koy annuler boo xam ni ñun amuñu ko woon mosuñu ko am donc loolu lu bees la te firndeel na ko par benn lettre boo xam ne Aliou Sall moo ko bind ci gannaaw gi pour dabaatal njuumte googu tuddee ko complément de dossier maanaam dafa doon mottali dossier bi nga xam ne approbation boobu da cee manqué woon daal di bindaat beneen courrier adressé ko Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne am na fa foofu tamit benn deuxième niveau de responsabilité parce que ba muy def rapport de présentation décret bi dossier wu Petro-Tim nekk te complet wul woon sax faf donc yooyu muy lu dolleeku ci débat public bi leeraay bu yokk ci ñun li ñu doon nit di jéem a xam ne mu demee te loolu ku nekkoon seen biir rek moo ko mënoon a indi ci leeral kon ci côté boobu vraiment am na lu ci dolleeku ci débat public bi malheureusement poñ yooyu gisuma ñu porté ko mais man dans mes prochaines communications dinaa gën a fësal gën ko leeral parce que mbirum pétrole lu ma ñor la te moom indi na ci ay éléments yu bees ci dossier Petro-Tim bi nga xam ne presque lépp lañ ci xamoon ba mu des aspect boobu aspect autorisation préalable avis préalable ministre de l'économie et des finances bi nga xam ne d'après l'article 34 du code pétrolier day annuler validité parce que dossier bi complet wul woon donc kon kooku beneen angle d'attaque la pour invalider licence bi nga xam ni rapport IGE ci boppam newoon na valable parce que dafa jalgati suñu code pétrolier te dafa santoon dafa digaloon président de la république mu annuler licence bi. ak ni ñu ko joxee Total aussi tamit ñaawlu na ko ni ñu jékkee position bi Total am ñu bàyyi fi premier deuxième troisième dem di ko joxe ci quatrième. waaw parce que ci boobu am na ay Cosmos ay Tullow je pense bien parce que système solution ñu jox ko cinquième bi. am na ay sociétés yoo xam ne li ñu proposé woon moo gënoon nekk intérêt Sénégal. loolu moo tax moom nanguwul signer Total parce que Total dañ leen nàkkal parce que ay français lañu parce que ñoom ñëw nañu fekk ñu joxe bloc yépp ñu ñëw di dabaatal liñ ko njëkk a jox noonu sax dañ ko joxoon njëkk APCL African Petroleum Limited bi nga xam ne benn société Frank Timis la woon moom la ñu nangu mooy Rufisque offshore profond bi jox ko Total ci anam boo xam ne ministre ba woon Thierno Alassane Sall àndu ci woon ndax intérêt Sénégal sàmmuñu ko ci loolu day firndeel rek ne nit ñi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite nekkewuñ fi défendre intérêt askan bi parce que am na lu ma fàtte sax leeral parce que moom ci biir livre am boo ko jàngee da ngay gis ni am na ay ingénieurs yu liggéey Petrosen yu liggéeyal état yoo xam ne dañuy wëlbatiku dem ci entreprise bi nga xam ne moom mooy exploité ñu nekk fa ay cadre nekk fa sax parfois directeur di fa yëngatu comme ay anciens directeurs Petrosen nekk directeur yu benn structure di liggéey ak moom buy yëngu ci wàllu pétrole ak gaz donc pour revenir ci Total anam yi ñuy joxe blogu Rufisque offshore profond bi moom la Thierno Alassane Sall ngaañ et puis à juste raison te bëri na ñoo xam ne bu ñu nekkoon ci place am moom duñ ca sore parce que mën na ci am lu dul jeex parce que mbirum pétrole ay milliards la ñuy wax ay milliards yu bëri lañ ci jëflante bokkul ak leneen kon nit ki boo mënee bàyyi loolu ngir sa intérêt réew
donc am nga ay vertu yoo xam ni nit ñi mën nañu la ko yaakaar. léegi 2021 li ñuy doon xaar pour commencer phase exploitation bi la ñu wax. donc est-ce que yow njort nga ni dana war a mën nag am na sax ñu yàq ne du dootul war a mën ci nekk ndax Covid bi fi jaar. waaw loolu ay prévision la ak ay supputation li wóor mooy ci blogu Sangomar benn co-entreprise bu boole Woodside Far Limited ak État du Sénégal ñoom dañu déposé depuis daaw benn plan de production ci bureau président Macky Sall wane ni ñoom à partir de 2021 war nañu commencer produire 100 000 barils par jour ci blocu Sangomar ci pétrole. Donc plan de production bi dafa ànd ak FID Final Investment Decision mooy yi nga xam ne décision finale d'investissement yi ñu jël. Donc réaliser nañu déjà ñoom bënn nañu seen ay puits depuis 2015 de. bënn nañu 26 puits foofu. lëkkale ko ak benn FPSO benn bateau boo xam ne floating production. depuis 2000 ñaata. 15. réalisé nañu 2015 matul woon 26 puits mais léegi fi mu nekk nii ñu ngi ci 26 puits 2015 ñu ngi woon ci 11 puits donc léegi ñoom réalisé nañu donc liggéey bi nga xam ne mooy war a tax ñu ngacc pétrole bi loolu am na ba pare donc li ko mën a tardeel rek mooy conjoncture. prix bi ndax c'est commercialement intéressant à exploiter wala politiquement ndax jot nañu lancer exploitation bi. donc Covid bi yaakaaruma comme ni ko spécialiste yëpp waxee. mu tardeel plan de production boobu. parce que ku mel ni président Macky Sall benn mandat moo ko dese man su ma doon moom damay waaxu pour atteindre sama première gouvernance pétrolière balaa sama mandat di jeex plutôt que may ànd ci luy dàq projet bi parce que la ñu war a def ci wàllu li ñuy wax développement yépp def nañ ko FID signé nañ ko plan de production bi déposé nañ ko président Macky Sall approuvé gu ko nag mais déposé nañu plan de production depuis léegi mu def at donc loolu mooy situation bi moo tax man njort naa ni 2021 fin 2021 au plus tard. war na mën a nekk. rawatina nag gaz bi nga xam ne exploitation moo gën a oyof. gaz moom wóor na ma ni 2021 dañ ko exploiter parce que foofu tamit plateforme flottante de liquéfaction de gaz bi ñu waroon a defar. Eiffage defar na ko foofu ba pare na donc exploitation boobu tamit dootul yàgg. entre temps fu mu nekk nii Gajaga ñu ngi koy exploiter mais nga may ma rek ci Total bi ñu doon wax. waaw bu ñu wax Total toujours Sénégal yi benn contrat boobu la ñuy jàpp bi tax Thierno Alassane Sall démissionné. mais Total dañ ko signé ci gannaaw gi ñaareeli contrat boobu moo gën a scandaleux yépp moo gën a scandaleux sax Petro-Tim te kenn du ci wax. ah bon waaw parce que suñu desitu géej gi yëpp la ñu jox Total ci benn contrat maanaam 65000 kilomètres carrés Gambie 17000 kilomètres carrés 65000 kilomètres carrés de nappe pétrolifère la ñu jox Total ba noppi moom fi mu nekk nii ku bëggati licence ëllëg moom moo lay daggal parce que moom moo lay daggal parce que mën nañu ko jaay ba pare sur tout notre territoire maritime. te ñaata la ci fay ñaari 5 milliards maanaam ñaari 10 millions de dollars bu njëkk bi daf ko dugal pour ñu tabax institut de pétrole et du gaz bi nga xam ni président Macky Sall moo leen ko wayaanoon sax pour ñu dimbalee ko yow yaa ngi yor ressource bu mel noonu di ñaan pour ñu tabaxal la benn Diamniadio benn institut de pétrole et du gaz kooku muy premier 10 millions de dollars yi léegi ci contrat bi Total dafa ni dina verser beneen 10 millions de dollars bu ñu publier décret d'approbation wu contrat bi 30 jours gannaaw bu ñu publier décret d'approbation contrat bi loolu nag kenn mus ko gis ci benn contrat Sénégal amul ci benn contrat Sénégal ñuy lëkkale fayum xaalis ak suñu signature décret président parce que ñun suñu président buy signé loolu xaalis waru cee kenn te dañ ko bind noir sur blanc ci contrat boo xam ne président Macky Sall ak Boun Abdallah Dionne ñoo ko signé Boun Abdallah Dionne am ci ñaari degré de responsabilité parce que daf ko njëkk a signé en tant que ministre de l'énergie représentant le ministre de l'énergie ba noppi dem contresigner décret ba en tant que premier ministre kon kooku tey jii kenn tudd ko ci suñu affaire pétrole ak gaz
mais nañ ko ci séntu de la part de Clair Vision parce que ñu ngi dossier yooyu nga xam ne dañu bëgg mu leer. léegi dossier Clair Vision kañ la koy génnee nit ñi jot si parce que. du yàgg lu yees la kenn xamul. du yàgg parce que maa ngi ciy communiquer mais communication boo xam nga publier le décret d'approbation ñu dugal 10 millions de dollars loolu dafa jege guerre. ñu jëm ci suñu président te man du tey laa koy doog a wax mais ñoom indiwuñ ci benn leeral indiwuñ ci benn weddi te man interpellé wuñ ma ci. donc loolu ça veut dire que lu réel la parce que contrat yi ñu ngi ak moom. léegi communication bi war pour ñu xam scandale bi am foofu ak niveau d'implication suñu autorités yi loolu damay dëggal foofu rek li ministre Thierno Alassane Sall wax ne suñu cadre yi ak suñu autorités yi nekkaluñ fi askan bi seen bopp ak tubaab bi lañ fi nekkal dañu jël suñu alal jox ko tubaab bi séq kook ñoom ñuy am lu ñuy am tubaab bi am lu ñuy am askan wi nga xam ne moom sax comme ay toobee nag ay feneen bu ñu jógee di kaas ñu yebal gendarmerie loolu moo da waroon sama teewaay ñu note leen ñoom ñu continuer di dund suñu ko. ok Clédor dañuy dugg ci benn ressource rapidement xam naa duñ fa yàgg comme ni ñu yàggee ni ci pétrole mooy zircon bi bu nga xamante ne Sénégal mooy 3e producteur au niveau mondial teewul yow yaa ngi njort ba tey ne am na ay gestion bu jéggi dayo bu doy waar boo xamante ne mi ngi am foofu ca Diogob ak yeneen diwaan yi mi gis nañ fa zircon. waaw ñu ngi nekk 3e producteur ci minu Diogob bi nga xam ni moom la ñuy produire kese parce que bul fàtte ni Niafourang en Casamance am na foofu benn gisement boo xam ni teneur am c'est 12% alors que Diogob teneur am c'est 2% donc foofu loolu boo ko boolee sax suñu position sur le plan mondial en matière de production parce que foofu produire ko ñu dina évoluer mais sur le plan du potentiel ñun am nañu potentiel boo xam ni ça nous positionne parmi les premiers du monde. léegi exploitation zircon boobu daf ci am ndëngate parce que dañuy déclarer ay volume d'exportation yoo xam ni méngoowul ak réalité bi li am parce que ci concession bi ñoom dañu ni 80 000 tonnes de zircon la ñuy produire par an directeur des mines en 2014 ñëw taxaw ni ñu li ñu produire ci zircon yépp ci année bi 7100 tonnes la 7000 tonnes ak 80 000 tonnes comme yàlla ak yaali kon loolu yépp askan wi la sax moo tax ñu sañ ñoo wax loolu mais man dama demal sama bopp ba Diogo ak Mékhé pour filmer train bi nga xam ni ñaari yoon ci journée bi dana lonk 40 wagons yóbbu ko port te wagon bu ci nekk dana def lu jege 40 tonnes maanaam 39 tonnes ak tuuti donc loolu boo xoolee volume bi muy drainer bu muy yóbbu bés bu ne dana yóbbu lu bon 4000 tonnes 4000 tonnes bés bu ne 100 jours yi 400 000 tonnes la xam nga loolu dafa wuteeg ay 80 000 tonnes ak ay c'est-à-dire tout minerai confondu parce que am na leneen lu ñuy wax ilménite ak leucocène yoo xam ne ci contrat bi ñoom ñu ngi ko xayma ci 600 000 tonnes ak zircon bi 80 000 tonnes loolu yëpp day nekk 700 000 tonnes mais boo xoolee bu fekkee ni ci 100 jours mën nga yóbbu 400 000 tonnes ça veut dire que li ñuy déclarer ak li am en réalité du benn rawatina nag am na yeneen matières yu ñu fay génnee yoo xam ne déclaré wuñ ñu ko parce que ci contrat bi dañ ci bind zircon leucocène ilménite et substance connexe loolu moo lay may boo fa gisee leneen lu dul zircon ak loolu yépp nga exploité ko te du soxla nga am beneen permis du soxla sax nga am permis moo tax ci seen train bi am na wagon yoo xam ne dañ koy casser yoo xam ni kii moo ci nekk conteneur yoo xam ne dañ koy plombé yooyu dañ koy embarqué ba léegi xamuñu lu ci nekk ñun gëstu nañ ko te dinañ leen ci indil liggéey bi ñu ci def te loolu day wane rek ni nguur yi dañuy rey. parce que bu ñu la déggee comme loolu foofu nga nekk parce que bu ñu la déggee que mi pétrole bi di zircon bi dafa mel ni daal nguur gi dafay intérêt Sénégal tax ko fee toog parce que lépp bitim réew la jëm. lépp bitim réew la jëm ak ci poche tubaab yi même li nga xam ne dafay des fii sax ci poche tubaab yi ak poche nguur gi la jëm. ci la jëm du impacter population yi nga xam ne ñoom moom du impacter xolo Mboro ak Diogo ICS yàgg na fa amul dara xoolal Tëngéej 1948 la am cimenterie Sococim première industrie extractive du Sénégal 1948 la ñu commencé produire ciment bi ñu tabaxee Sénégal yépp mais Tëngéej boo fa demee mais mook Tëngéej des années 60 amul benn différence amul lenn lu industrie boobu impacté
population Tëngéej donc ciment boobu tubaab bi moo ko moom ñun 10% la ñu am boo xam ne gisuñu ko nguur gi moo koy gis ak tubaab bi jeex na ñu nekk di wàqi foofu suñu calcaire depuis 48 ba léegi te kenn gis ci boppam du ñun du waa Tëngéej du population yi donc yooyu moo fi war a jeex maanaam bërëb boo xam ne am na richesse boo fa feeñ par exemple comme Mboro am na phosphate ak yeneen matière ñoom commune Mboro dafa waroon nekk actionnaire ci ICS mu am lu bon 10 à 15% d'actif boo xam ni code minier bi da koy imposer contractant bi pour mu jox ko commune bi comme ça moom mën a impacter ci développement ñu mën cee gis seen au lieu de ñoo di leen tabaxal ay benn caserne gendarmerie wala benn gare routière wala ay terrain football wala ay école parce que commune bi moo xam ay besoin am moom moo war a am la liberté de sa politique locale mooy RSE bi ñu wax rek respecté wuñu ko RSE bi sax loolu ay weccit la man du ma attardé wu ci RSE ay prélèvement minier minimum ak yooyu seen taxe yooyu ay yu insignifiant la ay appui institutionnel def lu ko ëpp war nañu mën a def non loolu man actionnariat laa rapidement balaa ñu jeexal parce que door bi ngay def si ne ma li ñu cëraloon ci waxtu daanaka jeex troisième mandat judduwaat na ci sous région bi ndax njortu nga ne Macky Sall dina dem troisième mandat ak bu ko defee tamit lan nga yaakaar ne moo mënul askan war a taxawoo waaw sous région bi moom dañu baaxoo mooy ci nguur mooy troisième mandat te ñaareel ñi koy def yëpp du ñu am mujj ko rafet donc président Macky Sall xam na li ci troisième mandat donc te moom dalalul xelu nit ñi ci débat wu troisième mandat bi parce que newoon na fi ni moom coow li sax jaaxal na ko tellement constitution bi dafa leer parce que nee na nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs kenn mënul def ñaari mandat lu ëpp ñaari mandat yu toftaloo nee na loolu xamul sax lan moo tax nit ñi di ci débat Aly Ngouille Ndiaye mos na wax lu mel noonu mais dafa dem ba ci biir ñu ne ko ndax da ngay présenter wu pour une troisième fois mu ni mënuma wax déet mënuma wax waaw nii oui nii non te déet la waroon a wax ba noppi ku wax ni troisième mandat warul ñu dàq la ku ni troisième mandat mën na nekk mandat illimix mën na nekk ak yooyu ñu jox la rajo ak télé yi ngay wax donc loolu daf ñuy njortloo ni moom effectivement xelam mën naa nekk ci troisième mandat loolu nag bu ko defoon dina dimbali Sénégal parce que dina tax ñi nelaw yeewu ñi croiser les bras jóg fippu parce que boobaa kenn du ko seetaan kenn du ko may dara te ñun dinañu woote fippu pour moom ñu jëlee ko fi parce que yoon mayu ko mu am troisième mandat waxu troisième mandat moom jëf moo koy tontu du ay wax sax moo koy tontu. jërëjëf Clédor lan ngay jeexale waaw di leen gërëm ci dalal bi ngeen ñu dalal di jox dig daje téléspectateur Sunugal 24 yi beneen waxtaan incha allah. jërëjëf Clédor Sène ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci invitation bi ñu nangul mu nekkoon tey sunu invité de la rédaction du Dóor waar moo jàpp ci technique ba mu yemb jaa ngeen jëf ba beneen yoon.